asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média fanweeri simili moo toftalu ci 6h xibaaru marax yi dañ koy dooree ak kàddu yi secrétaire général bu SAMES di syndicat bi ëmb waa kër docteur yi yëkkati ci ay naataangoom ya nekk fële ci hôpital ba ca Linguère ne ñoom daan boobule kàddu yooyu le neexul benn yoon maître Massokhna Kane moom mi jiite SOS consommateur ne nañu doxal yoon ba mu jeex tàkk ci dossier boobule mu ne sax yëf yi mën nañ koo duppee homicide involontaire maanaam faat nit te du ànd ak tayeef te lépp lu ci ay sanction maanaam ay daan ci ñi ñu jàpp ni ñoom ñoo def lu ni mel dénk na ko Fatou Bintou Konté ak Amadou Ba dañ koy déglu moom maître Massokhna Kane. loolu négligence la boo xam ne bii. code pénal article 307 dafa wax li ñuy wax homicide involontaire maanaam rey nit te tayuloo ko parce que am na négligence wala am na ay imprudence wala am non respect réglementation waaw parquet nag li mu def loolu la war a def ñun loolu lañ doon xaar procureur ubbi information boobu danañ ci mooy tax ñu xam kan moo def ak kan moo deful ku deful kenn du la sanctionné mais ku def dañ la war a sanctionné parce que loi bi dañ koy appliquer ñëpp. ñu des ci waa kër docteur ba léegi ak fa ñuy opéré xale yi ci hôpital Albert Royer ba ca Fann ci bés yi di ñëw dinañ ko daaneel ndax bâtiment bi dafa màgget loolu ba sax nag ñu bëri tiitoon ci rawatina xale yi fay hospitalisé ak ña ñu àndal ci gis-gisu ki jiite commission médicale d'établissement ba ci jamono ji service bi dañuy jël xale yi fa nekk ñu yóbbu leen ci yeneen bloc fii léegi ñuy daaneel immeuble ba bay tabaxaat beneen reportage ca foofu Fatima Touré Youssou Barou. bâtiment bi ngeen di gis mooy service chirurgie maanaam fa ñuy opéré xale yi ci Albert Royer wante ci at yi ñu génn ñu gis ni bâtiment boobee rek dafa commencé di yàqu tax sax personnel bi daal di jël décision ngir rek daal di toxu ca béréb boobee. donc ñaari at a ngi nii ci ginnaaw ñu woowaa sécurité civile ñu ñëw xool bâtiment bi daal nañu bâtiment bi daal wóorul parce que mi li gën daal mooy. ñu bañati ko utiliser li ci ëppoon solo sax moo doon xale yi nga xamante ni dañu leen hospitalisé woon foofu ci biir chirurgie xale yooyu wutal nañ leen fu ñu leen di dugal. ñu daal di taxaw nag ci ab laaj mooy ndax décision boobee li ko gën a pousse mooy li nga xam ne rek moo fi xewoon ca hôpital Magatte Lô. même bi affaire bi am ni Linguère am fekkoon na ñun ñu réunion ba pare ak administration bi ba commencé nag di wax léegi nan la ñuy defee fi ñu tolloon ci nan la ñu defee. kii fan lañ ko yóbbu kii fan lañ ko yóbbu kii fan lañ ko yóbbu ci la ñu lii door a dab si quoi. waaye lu ci munti am nekk na décision boo xam ni xaaroon nañ ko bu baax bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki nga xam ni moo nekk représentant wu personnel ba ci hôpital bi. doon na lu baax c'est que le problème rek mooy activité yi peut-être activités yi ni ñu ko doon defee dina xaw a wàññeeku par rapport ak bu njëkk ba. te loolu itam ça va poser problème côté prise en charge par exemple de tous les enfants yi nga xam ne ni ñu ngi ko doon souhaité. ci jamono ji témbe am na ay services yu door ngir rek daal di jël xale yooyee daal leen di hospitaliser ca fa ñu nekk en attendant rek ñu daal di daaneel li nga xam ni moo di bâtiment bi. kii jiite këru fajukaay public yi fii ci Sénégal ca ministère de la santé moom ginnaaw gën a yeesalaat bërëbu fajukaay yooyu le beneen bébétam mooy fële ci Ziguinchor buñ fa jëlee benn malade di ko rawale fii ci Ndakaaru loolu la bëgg te nee na ñu ngi cay liggéey moom docteur Fatou Mbaye Sylla demoon na ci hôpital bu Ziguinchor xool la bërëbu fajukaay boobule lan la soxla ak lan lañ fa war a joyanti dañ koy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondian. ñun ministère de la santé ñoo leen war a jàppale leen pour yokk leen ndax infirmiers yi manqué ne jàppale leen pour yokk leen ndax sage-femme yi manqué ne mais surtout jàppale leen pour équipement yi médecins yi fi nekk spécialistes yi war nañu am équipement yoo xam ne gën na yokk pour que hôpital bi mën a def lu mucc ayib te ñun li ci bëgg lu ñu sant mooy ñu fexe ba Ziguinchor dootu évacuer te Kaolack dootu évacuer te Dakar te loolu mën nañ ko te bu soobee yàlla daa ngi taxaw lu ñu mën ci ndimbalu ministre de la santé et de l'action sociale ñu defee équipement yu yemb yu mucc ayib ba nga xam ne médecins nañ liggéey ci conditions yu baax population bi nga xam ne am soins yu baax yoo xam ne jotuñu leen évacuer fenn ci biir loolu aussi ñu félicité directeur bi da ko encouragé ndax wax dëgg yàlla ci coobareem ak ci mën-mënam ak ay collaborateurs am fexe na ba def benn téléthon population yi accompagné ko ba mu tax fa service d'urgence bu baax te xam nga ne fii Sénégal fi gën a métti mooy affaire urgence yi souvent population yi ñuy ŋaañ ci loolu tabax na service d'urgence boo xam ne bii bu yemb la ñun nag ñoo ko war a jàppale ci équipement yi moom am na lu mu ci def ñun aussi ñu jël fi engagement dañ fexe ba nga xam ne service d'urgence dañ ko yokkal équipement dañ koy yokkal ay ressources humaines ba nga xam ne su ëllëgee wax dëgg yàlla li ministre bëgg benn malade dootu jógee ci Ziguinchor ñu koy yóbbu Kaolack wala feneen pour évacuation.
démb ci waxtu wi déglu ngeen ci xibaar yi ay ndaw pharmacien yu yàggul am seen diplôme ñu ne ñoom ba léegi daal ci ab tumuranke lañ nekk ba dañoo bëgg a ubbi seen pharmacie bopp ñoom ñëpp mënuñoo am ab pharmacie loolu mooy tontu ki jiite ordre des pharmaciens fii ci Sénégal di docteur Ahmed Niang moom jàpp na ni pharmacie yi am ci réew mi dafa bëri ba noppi dañ koy déglu ci micro Chérif Dia ak Youssou Bara moo nekkoon ganu Infos du matin. des pharmaciens jàpp ni amul nëbboo jot na mu wax dëgg gone yi nga xamante ni am nañu diplôme bëgg ñu may leen ñu ubbi ñoom it seeni pharmacie. Dakar Plateau foo fay duggee di pharmacie yoo xamante ni ñeent fukki ñaari téeméeri mètre ñoo leen différencier seen diggante nga def fa benn pharmacie est-ce que loolu santé publique la. moom jàpp na ni Sénégal raw na réew yi nekk ci Afrique sowu jant bu dee rek wàllu pharmacie la. Côte d'Ivoire mu ngi ci ñaar fukki millions ak juróom-benn nit. tey junni pharmacien ñoo fa nekk junni officine ñoo fa nekk ak fukk ak juróom-ñetti fukk ak juróom alors que Sénégal ñu ngi ci 15 ou 16 millions d'habitants ñu ngi ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn. Burkina fait 21 millions d'habitants ñaar fukki millions ak benn tey ñetti téeméer ak ñeent fukk parce que le système il faut que ñu réguler ko. li wér te wóor mooy gone yi faaw ñu wutal leen ci luñ jàpp comme jàng nañ ba am seeni diplôme bu dul ubbi pharmacie. données yi ñu yore. mu nekk des données d'appréciation nga xam ne ci dañuy sukkandikoo pour atte mais données yu wóor la parce que direction de la pharmacie aussi tey fépp foo xam ne dafa war a ubbi pharmacie ANSD moom moo koy fournir quand même la densité de population bi nekk foofu ñu dem a xool ne fii donc ñaata pharmacie ñoo fa mën a am parce que le Sénégal n'est pas seulement les grandes agglomérations mais maintenant foofu aussi état dafa am politique de développement économique bu mu mën a asseoir. xibaar yi nag neexul ci gone yi nga xamante ni ñi ngi bokk ci collectif Codifarm ndax direction pharmacie atum 2018 ba léegi joxewul autorisation ngir ñu mën a ubbi pharmacie moom mi nga xamante ni ci taabalam jot na fa am lu toll ci téeméeri demande. Mangook Chérif Dia lañ ci àndaloon lu toll ci fukk ak juróom-ñetti millions ci sunu xaalis la ñu jël ngir ñàkk téeméer ak juróom fukki junni ay mala. OMVG di organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie moom moo jël dogal gunge ay sàmmkat yu nekk ca région bu Kaolack ak yeneen diwaan xeetum ndàmpaay la ndax seen projet énergie boobu te mu jaar ci lu toll ci juróomi région seen ligne électrique bi dafa am ay yàqu-yàqu yu bëri yu mu amal kon ñooñee di ay sàmmkat seenub jur gi yàqu na ci bu baax a baax ba tax na ñu nekk ca Kaolack jox nañ leen ab lim bu takku ci wàllum ñaq dañ ci ànd ak Ibrahima Diame Fally Gaye ci région bu Kaolack. biir gouvernance la ndawalu OMVG fekk si kon gouverneur jébbal ko vaccin yi ndax ñoom ci seen projet ligne électrique bile bëggu ñu yàqal kenn ku nga xamante ne joxuñ la ndàmpaay ñu laal ci nag juróomi diwaan ci biir Sénégal. yàqu-yàqu yi tamit day nekk mën na dem ba affecté ci jur gi te bi nu defee part bi document projet yi dafa wane ne jur gi dina am tuuti luñ ci ñàkk ci liñ mënoon di lekk si yenn période yi si li ñuy wax moom mooy perte fourragère loolu bu jur gi di ñàkk nag. moom la OMVG ñëw tey pour compenser ko nar si bis yu néew organiser campagne de vaccination yi daal di vacciner njur gi. lu mot kon enveloppe fukki millions ak juróom-ñett la waa OMVG daal di décaissé ngir mun a faj kon lu mot 150 000 mala gouverneur bu Kaolack di koy rafetlu bu baax a baax di ñuy xamal wàllu Kaolack ci gëstu bi de. ñàkk yi région bi mi ngi ci war a am 13 558 mooy ak ñetti junne ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett. bu ñu jógee ci réception bi la nag dañuy daal di jubal ci vaccination bi ci waxu gouverneur loolu nag sàmmkat yi kontaan ci lool. donc bu ñu ñëpp indilee tey vraiment mbégte rek lañ ci am mbégte parce que xaaruñ ko woon man boog xaaruma ko woon. bu dee egg na fi mu war a egg dana baax ci jur yi. gaa vaccination baax na waaye nag aliment de bétail bi tamit sàmmkat yi soxla nañ ko lool rawatina ci jamono ji nga xamante ni tàmbali na di ñàkk bu baax a baax ci biir àll bi. ñu woy ak xibaar bu tiis bi muy commissaire central bu Tambacounda mi dëddu àdduna tey jëlee ci suba moom commissaire Ousmane Diédhiou dafa feebaroon ci hôpitalu région ba la ñàkkee bakkanam sax tey jëlee ci suba ki joxe xibaar bi di gouverneur bu région bu Tambacounda Oumar Mamadou Baldé ci ab ndaje buñ doon amal tey jëlee foofu jagleel ko wàllum jàng bi ci jàng boobu la ñuy des ba léegi ca région bu Thiès mu di jàngalekat waajuru ndongo waaye tamit kilifa yi
ngànk njàng mi toog nañu waxtaan ci jafe-jafe yi ñuy dund bokk na ci ay élèves yu sakkan ci ay classe yu manqué doyul professeur ak ay lycée naka noonu benn doyu ca ay dogal yu am solo tukkee na ci inspecteur d'académie bi ngir fexe ba gën a baaxal anam ñi jàngale ci région bu Thiès Cheikh Anta Diop say latir jataay bu dajale woon jàngalekat yi parents d'élèves yi ñi seen xam-xam màcc ci wàllu njàng meeg njàngale mi fii ci gouvernance génn lépp loo xamante ne jafe-jafe la lu jëm ci wàllu njàng mi fii ci diwaanu Thiès jàngalekat yi ak parents d'élèves yi gën a fësal nag yenn ci ay classes yoo xamante ne dañoo fees dell ki élèves ñàkk jumtukaay ak ay lycée. problème principalu Thiès commune gi mooy le problème du lycée de Médina Fall. Le seul lycée au niveau de Thiès qui a un cycle long. lu mat fukki at xale yi ci condition yooyu dañuy jàng boo fa demee da ngay dugg ci seconde fekk fa plus de 80 élèves wu terminal muy def 90 élèves conditions yu difficile des effectifs pléthoriques. foo dem ci Sénégal benn la classe yi fees na amuñu table banc wut nañu terrain bu ñu construire fu ñu lotissé ba la ñu xalaatoon pour l'école yi bu ñu demee tuuti gaañu sant fay ngoom am luñ ko sàkk. inspecteur d'académie bu Thiès di fësal programme yi nga xamante ne nan lañu ko. jafe-jafe bu nekk rek bu ñu tudd rek tegal nañ ko maanaam saafara boo xam ne buñ ko doxee rek am naa yaakaar nañ am ndam. bu mel ni ADEM Dakar lycée Médina Fall dinañ ko tabax lycée Thiel Maxa dinañ ko tabax clé en main am na aussi collège yoo xam ne présentement sax. tàmbali nañ liggéey bi collège R100 bi nekk fii ci commune bu Thiès. manque personnel bi tuuti te loolu ci recrutement 5000 enseignants yi wax naa ne ministère na am lu pàcc boo xam ne danañu ko jox ba tax ñu dootuñu am jafe-jafe ci wàllu boobu. ndéem nag ay jafe-jafe waaye nag ñu gis ne inspection d'académie bu Thiès amoon na ay résultats yu baax ci wàllu examen yi. gox-goxaat yi dañ ko war a defaraat daggaat ko ni ko njiitu réew mi bëggee moom président Macky Sall Kër Massar dañ ko nar a def département nam ko waxee woon ci weerub septembre mu ngeen fàttali ko mooy ba mbënd bu metti bi sonalee diwaan boobule ba mu ne dinañ ko jëlee commune def ko département kilifa yi ñu sant loolu dafa mel ni tàmbali nañu liggéey bi Mame Birame Diouf. doonay coppite yoo xam ne nag am na solo lool ci tërlin ak nañu taxawalee département bu Rufisque yëg ko lool. ndax kat bu ñu xoolee ak ndogal ki nga xam ne ni jël nañu ko am na arrondissement bu yees goo xam ni kon dinañu ko taxawal muy bu Diamniadio mu am ay commune di Yène Sébikotane ak Diamniadio Médina Thioub dinañ ko jël boole ko ci commune bu Sangalkam Niakoulrab ñu boole ko ci Tivaouane Peulh ak Niaga Jaxaay moom it nga xam ni dina bokk ci département bu Kër Massar bi nga xam ni kon bu bees lay doon ñu taxawal ko ñu war a nemmeeku it la nga xam ne nii mooy taxawal nga ñu def doon arrondissement Sangalkam ak Jaxaay département bu Kër Massar kon dina jël ay communes yoo xam ni kat mooy bu Jaxaay Parcelles ak Niakoulrab ba nga xam ne ni dañu ko taxawal ci atum 2011 te bokkoon ci département bu Rufisque. beneen coppite goo xam ni it dina am muy commune bu Bambilor ba nar a ñàkk juróomi village ndax amoon na ci lu toll ci fukk ak juróom-ñeent nar a am kot fukk ak ñeent ndax dina ñàkk Kunun Galab Kër Daouda Sarr Kër Ndiayloo cité Baba Guissé muy juróomi dëkk kon yoo xam ne ni dinañ ko dugal ci commune bu Sangalkam bàyyi xel xalaatu ak la nga xam ni nag mooy la war a rusee ci élus locaux yi am solo lool lépp ngir sukkandiku ci code général des collectivités territoriales taxit ba sous-préfet bu Bambilor di xamle ni conseil municipal bi kon war na taxaw waxtaan loolee ci ajuma si waaye it ñu dàq lu jëm ci procès verbal bi ba fukk fan ci état bu Sénégal mi na ma defar liggéey boobule dafa jàpp ni rek lañ ca nam mooy fexe ba diwaan yi gisul seen bopp ci ay jamono ñu mën a gis seen bopp ci dog-dogaat yu bees yooyu le waaye ki ñu dénkoon wàllum décentralisation ci jamonoy Abdoulaye Wade di Aliou Sow giseewul nu ni mel nee na yëf yi defante la ci wàllum politique képp la te boo moyul dina am lu bëree bëri lu muy jur ci askan wi te du doon lu baax dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye ak Mohamed Dieng ci reportage. bari na luñ koy waxtaanee fan yi lu aaju ci département yi coppite yi ci am yoo xam ni dañuy lëkkaloo ya ca des ñi xoolaat nan lañ koy doxalee lii lépp jur coow ba tax na am na ñoo xam ni dañoo gis ni politique moo ko laal. du leneen lu dul mbubboo département Kër Massar bi ñu waaj a indi pour def ay xeexu politique jaay doole
jéem a toroxal wujj boo xam ne ni déggalatu la dafa jël yoonam nga jël sa yoon bu ngeen bokkee parti tamit mooy la am Sangalkam. kiñ fi dénkoon wàll wi ci jamonoy njiitu réew Abdoulaye Wade moom dafa gis ni lii mën naa jur loo xam ni day doy waar. njël Bambilor mooy seen sàq li ñuy wax budget ci recette fiscale téeméer yoo ci jël lu jege juróom benn fukk ya dëkk yooyu ak la ko woon ñoom ñoo ko boot jël na ko yóbbaale dëkk ya yóbbaale koppar ya néewal ñële doole ci alal yokk moom alalam ba pare te askan wi gën a bëri ci bilim ñi nga nekk Bambilor mu tekki leneen dem boo demee ba jaxaay ka fay maire dëkk ñàkkul rab dafa jël dëkk ñàkkul rab nekk ko tàppit yóbbu ko ci beneen commune mooy waa ji moom élection yi di ñëw moom fa mu jiite tey mënatu koo jëlee ndaxte bokkatu fa. Aliou Sow yamu ci ndax kat am na yoon woo xam ni gis na ko ni bu ñu fa jaaree dinañ jubbanti. mooy fexe ba fi ëppoon am dëkk yu baree bari ñu xool naka la ñuy yokkee yeneen communes yi ñu xaw a tolloo wala xaw a niroo tuuti loolu bi ñu defee seen acte 3 bi lu waroon na ci jub waaye doo ñëw nag seppi feeñ kott fi nga xam ne yaa fa dëkk yow di dogal di toppatoo loolu ci nam la neexee bàyyi yeneen yi. laataa loolu lépp di am fi mu toll nii coow laa ngay wëy ñi ngi amal ay ndaje gisee ak diisoo yoo xam ni njiitu réew mi képp moom la ñuy xaar kàddoom bu mujj. jërëjëf Maymouna Ndiaye Alioune Tine moom li muy sàkku ci Guy Marius Sagna mooy mu dem ca yoon kalaame ña ko song woon ba mu demee fële ca Malicounda moom borom Africa Jom Center gis ni kii di leader bu FRAPP France dégage liñ koy xoqatal dafa bëri mi ngi koy jàppale état bu Sénégal waree fam mooy mu sàmm kaaraange wala aar ñu mel ni Guy Marius Sagna te nga xam ne askan wi képp moo leen tax a jóg Alioune Tine la ñuy déglu ci micro Habib Faye ak Modou Diop. bu baax a baax. dañ koy gunge mais bu baax a baax bu fekkee ne dafa bëgg assistance judiciaire ñun pare nañ jàppale ko pour wutal ko ay avocat et puis jàppale ko ba nga xam ne ñii nga xam ne ñoo def jëf ju ñaaw ji dem fa ba xam ne benn bu fa nekkati yoon da leen di daan yoon daan leen loolu mooy message boo xam ne da nga koy jox ñeneen ñi pour wane ne ñun suñu démocratie dañu bëgg mu lalu ci jàmm tegu ci jàmm ak salaam parce que Sénégal ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay. donc bañante xaju fi reyante xaju fi mu toll nii ak expérience bi mu am war na ci jël benn leçon bu baax organiser lii nga xam ne mooy protection personnelle am ak sécurité am man Guy Marius sax dama koy conseiller mu wut ay avocat porter plainte parce que c'est important. mu ngoog fii la ñuy yem ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci déglu bi yeneen i xibaar 20h incha allah journal en français di ngeen ci ànd ak Leya Soukeyna Ndiaye di leen ñaanal ndogub jàmm ñu fanaan jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf.